asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na ba teg ay simili xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ñi ñuy tuumal Fatou Bara Sow ak Ababacar Diagne ca Medinatul Salaam bu altine la ñuy xam fa ñuy féete attekat bi moom moo leen dig daje bés boobule ñoom ña seq ñëpp atte boobule di fàttali ni procureur bi mu ngi sàkku Cheikh Béthio Thioune nag fukk ak juróom-ñaar ci ay taalibeem ñu teg leen daan ay liggéey yu ñu sañ ta bañ seenub giirub dundu fitna yeewu tey ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi xëy di manifester di laaj ay bourse jamono jooju seeni mbokk ya nekk ci université Sine Saloum fas yéene banque seeni yoxo ñetti fan ne duñu jàng ñoom tamit anam yañ fa nekkee la ñuy ñaawlu Macky Sall ne nay leer du am benn yokkuteb salaire ci fonction publique bi na ko liggéeykat yi déggee noonu le moom njiitu réew mi di ci dolli ni état bi munta dékku lu ni mel kàddu yooyee mu ngi ko yëkkati démb ca palais de la république ginnaaw ba muy nangu cahier de doléance bi ci yoxo syndicaliste yi loolee dinañ ci waxtaan ak suñu gan di Sidya Ndiaye moom mooy secrétaire général bu FGTS fédération générale des travailleurs du Sénégal. benn oto dootul duggati ci biir parc Hann ci diir bu gàtt ministre bi ñu dénk wàllum alam gi di Abdou Karim Sall moom moo ko wax moom mu ne nag appareté dinañ ko ca génne ci beneen wàllu wi lii di forêt classée bu Mbaaw dinañ ko defaraat mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. atte bu cantakun yaak seen jiit di Cheikh Béthio Thioune altinek jàmm nag ku nekk di nga xam fa nga féete bu 9h jotee ci la ñuy joxe verdict bi loolee moo tukkee tey jëlee ci suba ci tribunal ba nekk ca diwaanu Mbour ñoom nag di fàttali rek ni procureur bi kon dafay sàkku ñu tëj Cheikh Béthio Thioune moom ak fukk ak juróom-ñaar ci ay taalibeem fukki at ay liggéey yu ñu sañ ta bañ seen girub dundu Abdourahmane Diallo mi ngi en direct Abdourahmane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adjaratou Nada. kon bu altina jotee lépp dina leer. waaw dogal boobu la juge bi di Thierno Niang daal di jël ginnaaw bi nga xamee ni tey jii ci suba déglu na li nga xam ni moom mooy ñetti pàcc yi waa partie civile ñoom ñoo njëkk taxaw ci kanamu baar bi maître Khassimou Touré jàpp ni lépp li nga xam ni défense bi waxoon na ko ci semaine bi ñu génn nii dool li nga xam ni yéey na ko ndax jàpp na ni seeni kàddu amul fenn wala kenn bokk ki nga xam ni wax na ni moom moo daal di faat ki nga xam ni moom mooy Bara Sow ak Ababacar Diagne te ñooñu boo xoolee lépp li nga xam ni mooy enquête préliminaire bi dafa wone ni dañ leen faat ci loolu tamit ki nga xam ne moom mooy maître Khassimou Touré ak ñi mu àndal jàpp ni défense bi amul fenn yoon tamit ki nga xam ni def nañooy observation ci lu jëm ci ñetti milliards yi nga xam ni famille yi laajte nañ ko ci ndàmpaay ginnaaw ñoom nag procureur bi tamit moo daal di jël kaddu bi Youssou Diallo moom xam le na ni fi mu taxawoon ba léegi foofu la taxaw maanaam daan yi nga xam ni dafa newoon Cheikh Béthio Thioune ak ñi mu àndal na commencé ci fukki at ba ci seen biiru dund taxawaay boobu la am di ba léegi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa défense bi di maître Moustapha Dieng jàpp ni procureur bi li mu wax tegu ko fenn te tamit anam bi nga xam ni noonu la ñuy jaaralee atte bi wala bokk ñi nga xam ni argument yooyu la ñu daal di teg ngir mën a teg daan yooyu amul fenn fi nga xam ne dañ ko teg te tamit am na ay responsabilité individuelle maanaam war ñu jël ay daan rek dajale ay nit ñu ne ñoom ñoo war a def li ñu mel te tamit jàpp na ni am na ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci suuf lépp li ñu bëgg mooy tas li nga xam ni moom mooy taxawaayu jantaku ni donc comme ni nga ko waxee sànq juge bii di Thierno Niang lundi lay daal di joxe verdict bi ku nekk xam ko mu féete ak soxna Naata Mbaye mi ngi noonu di ko sant di ko gërëm moom Abdourahmane Diallo ci xibaar yi ba léegi ñu wax ci ki jiite sécurité publique moom nag muy woo takk der yi ñu gën a dëgëral lëkkaloo bi dox seen digg ak askan wi mu jàpp ni nag police liggéeyam kon mooy may nopp askan wi seen i jafe-jafe sàmm seen kaaraange bu baax a baax moom commissaire Abdoulaye Diop yëkkati kàddu yooyee jamono jam nekkoon ca Louga bañ doon teg ci toogom bu bees commissaire Bassirou Sarr mu wutu ca place boobule Babacar Badji commissaire Abdoulaye Diop directeur sécurité publique ñu déglu ko ci micro Thierno Fall. société boo gis ñaari direction la am aw xàll ak aw ñàll xàll mooy yoon wu yaatu lool aw ñàll mooy ñi nga xam ni fas yéene wu ñoo jóg ñooñu nag il faut ñu taxaw temm ci faagaagal leen li ñuy dimbali ci loolu nag mooy collaboration population yi parce que police benn loxo la mais population bi ay junniy loxo la seen collaboration donc ci la liggéey bi di gën a doxe ci la sécurité bi aussi di gën a doxe
kon fu ñu mën di toll ñu ngi tàllal loxo population yi di leen xamal ne ñu ngi seen disposition pour liggéey société yi ñu sedd guy dëkk bi jàmm ak salaam ñëw fi en tout cas képp koo xam ne yaa ngi ci njubadi aussi jarul ngay nax sa bopp man ngaa rëcc benn tey man ngaa rëcc suba waaye mënoo dëkk ci rëcc. ñu ngi leen ko doon wax sànq tey jii ci suba ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fitna yeew woon na fa ndax étudiants yi ñoom ñoo xëy di manifester tey jii di laaj ñu fay leen seenub bourse ci ab diir ñu baare avenue boobule waaye takk der yi mujjee ñëw kon tasaare seen manifestation boobule dinañ ci dellu si waat ci yeneen jotaayu xibaar ak suñu ndaw lañ fa yebal di Kumba Amadlo ci jamono jooju ca diwaanu Kaolack étudiant yu université El Hadj Ibrahima Niass ñoom tamit ñu ngi wane li leen metti ci diirub ñetti fan dinañ toog duñu jàng bokk na ci li ñuy naqar lu ñu ne ci seen campus yi ñàkkuma ndox ñàkkuma courant ak bu ñu bëggee faju wala sax nag lekk tamit nekk na lu leen yitteel loolu jafe-jafe la jàpp nañ ni ci ñetti campus yëpp mu di Kaffrine Kaolack ak Fatick daanaka benn médecin képp moom moo fa am ngir faj leen loolee lépp ñu xëy tey ji doon ko naqarlu bu ñu sukkandikoo ci Ibrahima Diamé mi ñu toggal foofule ci jàng beek jàngale bi ba léegi SELS di syndicat des enseignants libres du Sénégal ne dina dem ci yoon kalaame état bu Sénégal li muy naqarlu mooy li ñuy doxal fan yi le muy jël yenn ci seeni xibaar mu di ay données personnelles def ko ci internet mu di xarala yu bees te nee nañ amuñu ci sañ-sañ ci loolu dañ ciy déglu Ngor Ndiaye moom mooy secrétaire général bu SELS ca diwaanu Bombay ak Babacar Diouf. données personnelles yi maanaam loolu lu garaaw a garaaw la état bi dafa voté loi c'est la loi de 2008-12 portant en tout cas protection des données à caractère numérique état bi moo ko voté c'est une législation sénégalaise boo xam ne tey état bi mu teg foofu loi bi jël suñuy données suñuy matricule suñuy salaire di ko passer ci mbedd mi loolu États-Unis du ko def France du ko def benn réew du ko def état bi nag ñu ngi koy interpellé su sécuriser wul nos données à caractère personnel suñuy données personnelles dinañ ko attaquer devant la loi su boobaa moom il va répondre devant ses responsabilités soo soxlaa matricule sama matricule ku ko soxla tey soo tapé ci net bi di nga ko jot woote finance xam ñaata lay fayeeku sama jabar mën na ko xam ñu même les délinquants au plan numérique mën nañ accéder à nos comptes bancaires te loolu c'est un danger boo xam ne il faut état bi jóg ci. beneen syndicat ci beneen diwaan muy organisation démocratique des enseignants du Sénégal ca Kolda bëri na li ñu bëgg bokk na ci ni ñuy fayee jàngalekat yi ñu xoolaat ko waaye tamit lii di suñuy kàllaama ñu dugal ko ci biir jàng bi bu baax a baax ak yeneen mbir lu ci mel ni jàng beeg abri provisoire yi muy tax yooyu nga xam ne tabaxuñ ko kon te élèves yi di ca jàng mu di ay ponk yu ñu yëkkati ci benn assemblée générale buñ naan amal foofu la ca diwaanu Kolda reportage Abdoulaye Diallo. yu bootu ci kuréel bu ñu duppee organisation démocratique des enseignants du Sénégal wala ñu naan ko ODES ñoo jàpp ne ni nguur gi di fayee ay liggéeykatam dafa jaarul yoon mu waral ñoom ñu bëggoon nguur gi ak ay liggéeykatam amal si ab waxtaan. dañoo xool ne depuis 2000 tey jii enseignants yëpp ñu ngi bëgg fàq dem ci agence yeeg yenn direction nationale yi parce que boo seetee 1600 contrats spéciaux ak direction yi xaalis bi yëpp ñoom ñoo koy jël ñi gën a bëri ci fonction publique bi muy enseignants yeeg waa santé ñeneen ñi gisuñu dara da ngay liggéey ñaar fukki at kër gu baax doo ko mun a am donc loolu dafa war a deñ système de rémunération bu bees la ñu wax def nañ études yi ne gouvernement bi woote négociation loolu mooy dëgg waaw nañu xoolaat affaire yi parce que am na ñi nga xam ne tey ñi ngi fay ko fukki millions par weer c'est pas trop le mot n'est pas trop Sénégal fii boo xoolee loolu du yoon enseignant wala yenn fonctionnaire dañu def seen carrière ba pare ba jeexal 400 000 duñ ko am il faut ñu golo di bay baabu di dundee moo war a jeex ci dëkk bi alors réew mi doomu réew bi ko bokk. parce que tey bu ñu waxee ne que ñii lii la ñuy am enseignants yi lii la ñuy am alors que disparité bi am na nga nekk ak nit benn hiérarchie mu doubler sa salaire donc loolu xamal ne c'est pas normal il faut que qu'il y ait un équilibre. yi lay jàngalekat ñoo bëggoon ñu daal di dugal suñuy kàllaama ci njàngale mi ci suñuy daray tubaab te nguur gi fexe niñ fiy jëlee classe saket yi. ñi wax fast track mais li ñu wax mooy zéro lenteur zéro abri provisoire ñaari zéro yooyu rek lañ leen laaj. waaw ñi ngi naan tey xale yi boo demee mathématique ak français xale yi seen niveau dafa wàcc mais loolu il faut mu am qualité mënoo ko def tant que jàngaloo nit ki ci làkku réewam
nit ñi il faut ñu jàngale il faut ñu dugal langue nationale CI ba CE2 ñu ODES loolu la gëm te gouvernement dafa war a changer donc système bi daf ñu ko war a xoolaat dans son ensemble système bi moom baaxul enseignants yi xarañ nañu xale yi muus nañu mais langue étrangère bi ñu leen jàngal mooy problème bi Sénégal. yeexaay ga ca liggéey gi nguur gi di amal jëmale ko ci ay liggéeykatam moo ngi tëra nelaw yi lay jàngalekat. lii moom leer na président Macky Sall moo ko wax du ñu yokk benn salaire ci fonction publique bi moom njiitu réew mi nag jàpp ni état bu Sénégal mënta dékku lu ni mel mu yëkkati kàddu yooyu démb ca palais de la République ginnaaw ba mbootaay syndicat yi ñëwoon foofu di ko jébbal cahier de doléances yi. am na beneen ponk bu mu yëkkati muy secteur privé nee na nañ def ay jéego ngir yokk atub àll traité bi bëri na ay revendications yu ñu fa yëkkati Habib Faye Mar Dieng. kay ak doléance yi joxe nañ ko ñoom central syndicat yi teg ko ci loxoog njiitum réew mi ca la ñuy sàkku bokk na ci ñu yokk salaire yi waaye njiitum réew mi nañ ñett. bët du yenu waaye xam na lu bopp attan damay wax loo rek pour ñu xam ne am nañu yéene am nañu volonté sociale mais am na loo xam ne mënul nekk augmenter ay salaire moom c'est même pas la peine ñu koy xalaat fi ñu toll nii mënul nekk. liberté de la presse fii ci mim réew xaw nag sooxe waaye itam anam ba nga xam ne journaliste yi ñu ngi koy liggéeyee yéeme na nakarlu nañu ko ñoom waa SYNPICS. L'apport économique du secteur est toujours congru et plus on attend plus notre société en pâtit. Le phénomène le plus hideux pour s'en convaincre est la prolifération des fake news, la profusion des articles sur commande, la collusion savamment entretenue entre différents intérêts économiques et médiatiques et la phagocytose des médias par le monde politique, pour ne pas dire par les politiciens. patronat bi njiitum réew bi oo leen ngir rek ñu def ay effort ngir ñu xool itam at ba ñuy retraité. mu ni fii léegi 1er janvier 2018 bëgg nañu def pension minimale mooy juróom-ñaari junni au minimum bañ ko touché tey junni yooyu ñu di doon fayeeku yooyu mu doon li nga xam ne dootu fi amati ndax loolu wax dëgg yàlla dafa ñaaw loolu ñu def ko wax dëgg yàlla impact boobu. loolu bokk na ci mesures yi nga xam ne Macky Sall président Macky Sall lu mu fi def loolu dina bokk ci mesures yu gën a rëy ci yi nga xam ne jël na ko ci wàññi ndóol bi Sénégal ci la nga xam ne itam dina touché mag ja nga xam ne ba tey dañu liggéeyal seen réew ba dem retraite te itam boo demee ci kër yi ba tey mag yi ñoo amee kër yi ñooy joxe dépense ñooy fay électricité ñooy fay ndox ñooy fay lépp donc loolu ñu koy rafetlu ñun tamit président ñaax nañu secteur privé national ñaax nañu ci itam nañu def ba négociation yu ñu nekk ak travailleurs yi pour li nga xam ne mooy améliorer seen condition de travail maanaam salaire yeeg yooyu dañ ci def la ñu mën pour que ñu mën a trouver benn accord bi nga xam ne ñëpp daañu ci gis seen bopp. njiitum réew mi Macky Sall la mu bëgg jamono ji moo di rek wàññi jëndum oto yi ñeel gouvernement bi mu gis ne ñaari junni ci ay ndaamaar ñoo ngi koy jënd at bu nekk moom moo mel ne la mu fas yéene def rek moo di ci retraite gi tey mu gën ci liggéey ba képp ko retraité nga mën a noppalu ci ab dal. jërëjëf Abi Faye Sidia Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay secrétaire général FGTS mooy fédération générale des travailleurs du Sénégal dégg nañ ko sànq njiitu réew mi li mu wax yokkuteeb salaire du am ci fonction publique bi loolu la ñuy njëkk a waxtaanee lan moo ci taxawaayu sa centrale bi nga jiite. jërëjëf ci invitation bi maa ngi nuyu téléspectateur TFM yi comme ni nga ko waxee démb dem nañu pale jébbal cahier de doléance ki nga xam ne mooy njiitu réew mi dégg nañ aussi lu mu annoncé ci affaire fonction publique yi ak. payeur yi nga xam ne nee na du bouger bon moom ci rôle am moom mooy chef de l'État xëy na am na information yu mu am économique bu ko permettre mu annoncer loolu mais ñun centrale syndicale FGTS d'abord damay préciser ne ñun mosuñu def préoccupation essentielle hausse des salaires ñun souvent dañu ne na gouvernement bi xool fan la mën a améliorer conditions de social d'existence bokk na ci xeex bu ñu engagé woon ak centrale yi ba à l'époque pour ñu def baisse de la fiscalité sur les salaires parce que loolu tam augmentation salaire démb développé naa thème habitat social parce que tey lu ñu la mën a yokk mu passé 20 000 wala 50 000 te location bi Dakar tey fu mu toll nii foo ñu wax ci parce que tey da ngay dem appartement bu ndaw ñu la 150 000 3 mois 4 mois de caution mais y a des secteurs yoo xam ne bu fekkee ne état def na effort mu agir dana permettre wala que ñuy laaj ay augmentation et cetera ñu agir ci mais maintenant. question bi nga wax. njiitu réew mi daf ko adressé centrales syndicales yi les plus représentatives. parce que loolu li mu leer. yéen ñu ëpp doole yéen ñu ëpp dayo waaw ñun bokkuñu sax ñun dañu ne bokkuñu parce que ñeenti ci dem central ñoo lëkkaloo ñu ne ñoom ñooy les plus représentatives ñooñu nag war nañu jël seen matukaay ñu assumer devant les travailleurs que njiitu réew mi lu mu wax
que dara du am. lu tax yéen bokkoo leen ci te yéen tam ngeen di représenté ay seen. non man maa ngi sama côté. man moom maa ngi ci terrain bi mais dafa am ñoom ne nekkatuñu ci terrain bi te yéen observateur indépendant ngeen. mooy ñan centrale yooyu xam nga leen. mooy ñan les 5 centrales yu jiitu 4 centrales yu jiitu CNTS. CNTFC CSA UNSAS ñoom ñooy centrale syndicale la preuve subvention bu ñuy laaj état bi ay 300 millions di ko touché. du ñu def dara pour liggéeykat yi loolu moo tax man sama xalaat dama ne xanaa président la doo xam ne ñi amatuñu doole. kon syndicat kon da nga bëgg a wax ni centrale yooyu xañ na amatuñu njëriñ. ndax bu fekkente ni défendre ak yelleef liggéeykat yi leen tax a c'est un défi bu leen daal lancé ñu ne du ñu def dara léegi ñoom ñoo ne dinañ fi def ci préavis yéen yëpp dégg fekkee ngeen ko wax nañ fan yi préavis de grève te kenn gisul préavis bi dara du xew man maa la ko wax du ñu def grève yi du ñu def grève du ñu def dara moo tax président la wax leen message boobu donc ñoom xëy nekkuñu fi travailleurs yi nag ñoo war a am fayda xam ne syndicat yi bu ñu leen toppee dañuy sànq parce que ñoom naka la ñuy encaissé seen xaalis subvention te travailleurs du ñu laal dara loolu fan lañ ko teg donc je crois que vraiment c'est la responsabilité de ces centrales ñu naan dañuy représentativité nag boo ko amee nga da nga am mbooloo am doole mais da nga koy wane mais nga ñu ne bukki bu yebee gaynde ci doxalin bi la donc y a un problème aujourd'hui boo xamante ne war nañ ci affaire centrale syndicale amuñu benn njëriñ sama baat ci kaw central laa yore mais chaque fois ma attaqué leen defuma ko parce que dama leen bëgg a xas defuma ko pour xas leen mais dama ne dañu war a bouger te ñoom duñu bouger parce que tey on dirait que ils ont les mains liées. léegi boo waxee ni centrale yi amuñu njëriñ te yow Sidya Ndiaye nga jiite FGTS loolu naka lañ ko mën a jàngatee. te yow te nga bokk ci ñoom tamit man sama secteur yi may yoree di maa ngi yëngatu bu baax muy collectivité locale muy yeneen secteur yi yaa ngi muy santé bi dégg nañ la ci voilà donc man maa ngi bay sama waar mais am na ñoom ne nekkuñu fii ñu ngi ci avion yi ñu ngi séminaire yi di noos man maa ko nañ ñëw débat fii nañu ñëw je les invite en débat ñu wax affaire centrale ça ne marche pas syndicat de professionnels ñooy xeex boo demee ci enseignement ka ñeen ngay dégg G6 du central boo demee santé ànd gësam ngay dégg dem sa président santé nañu xeex ne na lu ñu gësam parce que ñun dañuy gësam ñu nga dem justice ñeneen ñoo fa nekk ñoo ana ñu ñëw centrale yi ana ñu non dis-moi ana centrale yi fu ñu nekk. léegi bu fekkente ni nga ne ñoom défendre tuñu ak yelleefu liggéeykat yi ñoom liggéeykat yi lan lañu war a def dañoo war a dem. génn ci syndicat wala nga bëgg ñu ñëw ci yow. dañu war a fippu man waxuma kenn ñëw ci man. ñu fippu bi naka lay dem. fippu bi mooy. nañu direction syndicale nañ leen obligé ñu def résultat ku deful résultat nga abale loolu mooy dëgg loolu moom travailleurs seen bopp ñoo war a jëlaat seen matukaay ñu xam ne ñii fi nekk seen bopp lañ fi nekkal réglé ñoo fi tous bu ñu paree nag ñoo débat lu tax ñoom ñu encaissé subvention 300 millions ñu ne travailleurs yi duñu laal dara yow nga d'accord démb sax ba président waxee am na ñu doon taccu ay syndicalistes waaw ñu doon taccu ci saal loolu mooy la alors donc loolu y a un problème boo xamante ne man daal ñi xam ne man xam naa ne dañu ma diaboliser mais man li may wax dama ne syndicat c'est pour les défendre des intérêts syndicat du escalier boo xam ne da nga koy jël pour njëriñoo fii nag dañoo toll foo xamante ne patron syndicat central yi dañuy noos si kaw travailleurs yi defuñu fi dara man maa ko wax bu ñu bëggee débat nag pare naa ñëw débat jàng la. Sidya Ndiaye diggante 1er mai daaw ak 1er mai ren jile gis nañ ni xañ na bëri ay combat yoo xam ne mën ngeen ko ci biir centrale bi lan lañ ci mën a jàpp ci wàllu wér-gu-yaram mën nañ koo wax ak ci collectivité territoriale yi tamit waaw. voilà donc ci wér-gu-yaram gis ngeen ànd gisam ñaata plan d'action 17 ñu doon xeex centrale yi da ngeen dégg sax ñu soutenir kenn yëkkatul baat pour ne ñu ngi jàppale travailleurs santé ñu ngi seetaan xaar naa dañu bëggoon ñu échoué bu ñu échoué ñoom ñu ne waa ñi dañuy jaay et cetera donc loolu mooy problème si saa wér gu yaram nag président la moo ñu mujjee woo demande lancer un appel vous êtes témoin nañu arrêté ñu waxtaan bu ñu ko arrêté woo nañu ne wax dëgg yàlla waxtaan jam ci ay résultats yu wóor parce que contrat yi ñoom ne dañu menacé woon contrat yi renouvelé leen muy ay 2000 et presque 3000 contrats yëpp lu mu waxoon defar na renouvelé nañu contrat ñu koy rafetlu li ñu waroon fay ci motivation ak yooyu yëpp def nañu effort fay ko décret yi nga xamante ne collectivités locales yi ñu ngi ko doon joytu muy décret pour fonction publique territoriale yi 9 décret la woon signé na 8 décret yi benn moo des mooy décret organigramme type démb sax nee na ma fan yii dinañ ko signé parce que conseil des ministres adopté na ko. loolu mooy taxawal statut fonctionnaire fonction territoriale donc loolu rek moo des mooy organigramme type collectivité locale nee na dafa amoon erreur moom moo demandé ñu revoir ko et que fan yii dinañ ko signé parce que conseil des ministres adopté na ko ba pare donc je crois que ci secteur yooyu ñun ñu ngi xar suñu tànk tufay chaque jour ngeen dégg ñu ci terrain bi mais dama ne
tant que centrale yi ñu ngi doxal ni ñu doxal nii dara du fi xew pour travailler. mais balaa ñuy wax waxu centrale yi nañ wax ci syndicat yi ba noppi bëri na ay liggéeykat yoo xam ne dañoo jàpp sax ni dugg ci syndicat du jëriñ dara parce que ñoom li ñu leen waroon a xeexal yépp duñ ko def booy xool sax ci ay këru liggéeyukaay yi rek lan lañ mën a def xañ na pour dalal xelu liggéeykat yooyu le wax leen ni syndicat bu ngeen ci duggee li ngeen bëgg di ngeen ko am. ma ne dama lay jox référence boo demee inspection du travail wala tribunal FGTS mu ngi def lu mu mën chaque jour liggéeykat bu ñu ñëwee sama baat ci kaw. waaw lu tax nag yow dong yaay def te ñeneen ñi def. non ma ne man rek maa def waxuma loolu de dama ne man. wala li ngay def moo gën a fës sama maa ngi def li ma mën bu ñëpp defee noonu dina tane waaye ne toog sa salon bu leen neexee nga woo presse communiqué nga ne wooy damay def ni te doo def dara affaire bi dafa dépassé proclamation affaire bi action la laaj léegi il faut qu'on soit dans ay nañ ne grève générale mais dañ ko proclamer dañu war a décréter grève générale boo dee am nañ doole war a yóbbu état ci table négociation parce que rapport de force moo am mais bu dee da ngaa yaafus ñu xam ne yow mii doo dem mais loolu travers lan lañ fi am. mais buñ defee élection de représentativité syndicale mooy xool dayo syndicat yi liggéeykat yi ñoom ñoo leen di faldu. waaw mais élection yooyu tamit foo ñu wax ci élection boo xam ne def nañ ko depuis 2000 ñaata. 2011 2017 bu njëkk bi 2011 bu njëkk bi 2017 bu mujj bi. élection depuis 2017 élection présidentielle bu ñu ko voté ci ngoon yi ne ñu xam ne résultat mais central yi résultat provisoire moo amagul ana résultat yi non dama lay c'est-à-dire que lu fi ne ba pare def élection boo xamante ne y a même pas 30% de participation yow nga ne tu es représentatif avec ça même pas 30% je te dis demal nga dem ministère du travail ñu jox la chiffres yi. kon yow question de légitimité ngay wax jamono ji. légitimité bi la xam nga légalité am na. mais légitimité mooy ñi fi nekk yi ne pèse rien du tout sama baat ci kaw moo tax lu ñu leen teg rek baax na mais liggéeykat yi nag ñoo war a am fulla ak fayda xam ne syndicat du instrument boo xam ne da nga koy jël pour noos wala pour régler say problème escalier bi boo yëgee ba ci kaw nga sànni escalier bi loolu moo fi am tant que nag ñu ngi ci loolu du sotti donc je les appelle à la raison nañu dellu si seen xel bu ñu mënul doxal bu ñu ñemewul nañu jox syndicat yi ñu koy mën a doxal ñooñu xeex parce que xeex amatu fi secteur yi ma la wax enseignement boo ko paas yi nga dem santé dem président am nga central les recevoir mais wax na ci affaire ànd gësam parce que xam ne ñun ñoo fi nekk donc je crois que vraiment. ndax da ngeen fës. dañu fës parce que dañuy mais ci terrain bi lañ nekk yéen suivre ngeen yow yéen journaliste sax ba ngeen ne yéen est-ce que seen ji bi di ngeen ko arrêté 17 plans bari na extra mais effort persévérance bi moo ñu permettre ñu am ay résultats mais yow doo xëy doo dóor doo fayu central syndical mooy Sénégal central syndical du dóor du fayu du mën njëriñ la am nañ ko tas dem def leneen ñu bañ nag dikk ci kaañu dañ ciy kaañu laa wax sama baat ci kaw nag bu ñu toogee fi plateau ñu ñëw waxtaan ma wax leen. jërëjëf Sidya Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm. merci beaucoup maa ngi gërëm di la sant. waaw yow yaay secrétaire général bu FGTS di fédération générale des travailleurs du Sénégal ñu doon waxtaanee ci 1er mai beeg doléance yeeg dégg ngeen njiitu réew mi li mu wax ne salaire yi du yokku ci fonction publique bi ñu wëy ba léegi wax ci 1er mai boobule ca marché Sandaga ña fa nekk ñoom tamit màggal nañu ko bokk na ci li ñu bëgg nag mooy ñu tabaxaat marché bi nga xam ne dafa lakkoon juróom-benni at ci ginnaaw teg doj wu njëkk ba ñu ngi koy xaar boobu ba léegi. association bi di ànd taxawu Sandaga foofee Mouhamed Samb mu nga fa woon ànd ceeg Mouhamed Diop. bés bi àdduna wërngal këpp jagleel wàllum liggéey association ànd taxawu Sandaga nag ànd ak mbooleem ñoo xamante ni si dañuy yëngatu ci secteur informel bi di fësal seeni jafe-jafe te di ko jébbal njiitu réew mi. déjà projet bii ngeen gis nii ñun ñoo ko ànd ak ñoom xalaat ko ba taxawaloon ko ba jébbalaat leen ko. ba ñu waxoon ne danañ ko joxaat président pour mu ñëw taxaw pour def pose première pierre bi depuis loolu nag ñoo ngi xaar ñu taxaw 5 ans di xeex ba yàlla dogal président de la République recevoir ñu jël ay dogal nu am ci yaakaar trop ci dogal yooyu mais nag li nu jaaxal tey mooy ak liggéey bi nu am ak yaakaar bi nu amoon boobu ba léegi lan moo tee projet bi. yenn jaaykat yu nekkoon ci marché Sandaga nga xamante ni si dañ leen yóbbu ci bërëb boobu ñuy wax site de recasement njiitu association bi di ñaawlu seenuk nekkin. dundu gu dee gën comme ni ko rappeurs yi di waxee en général moo fa am ndax nit ki tamit mënuloo ko yóbbu fenn foo xam ne dafa su fa yóbboo capitalu fukki junni ñaar fukki junni ba sax 1 million boo demaatee benn 6 mois 4 rek day wëlbati ko demaat ci ay mbokkam. di tàllalaal loxo pour ñu jox ko pour mu dem defaat commerce loolu mënul wéy. naka noonu ñi nga xamante ni si dañu lor woon ci lakk-lakk bi amoon ci marché Sandaga moom Daouda Diouf mel ni ki rek rafetluwul li ñu leen ñàkk taxawoo. Sandaga ñëpp ay sinistré lañu ñëpp dafa am na ñu gën a metti le parce que am na ñoo xam ne d'accord ñu ngi xëy di gis seen place di fa toog
mais place bi doxul ñun ñëpp ñu ngi gis marché bi lii marché Sandaga milité wul lii lu cëru Sandaga tey mooy waroon na sax bu lakkee du passé benn 3 wala 4 mois étude bi mu jeex ñu commencé defaraat ko ñëwaat toogaat fi ñun li nu gëm rek te bëgg ko mooy nañu ñëw xool lan mooy problème mu Sandaga ñu ànd ko ak waa Sandaga liggéey ko. juróom-benni at ginnaaw lakk-lakk bi amoon ci marché Sandaga association bii di ànd taxawu Sandaga di xaar njiitu réew mi ci mu yeesalaat bile marché ak projet boobu nga xamante ni si moom mooy nouveau marché Sandaga nga xamante ni si moom njiitu réew mi moo leen ko digoon. du yàgg dara jawrin bi ñu dénk wàllum alam bi ne dinañ génne benn këyit buy tere bépp oto dugg ci biir parc bu Hann moom Abdou Karim Sall moom moo ko wax ci beneen wàllu it nee na dinañ defaraat lii di forêt classée bu Mbao ba mu gën a ñoŋ jamono ji dafay amal benn tournée gis ay agent wam Abdou Karim Sall ñu déglu ko ci micro Salif Sow ak Asmalik Diop. j'ai annoncé que jël nañu décision ce matin pour tere bépp oto mu dugg ci biir parc bi. D'ailleurs partout dans le monde amul benn parc boo xam ne dinañu gis ay oto di si doxantu wala leneen ak leneen wax naa ci njëlbeen naka la ñuy fexee ba aar 700 hectares yi des 700 hectares yi des buñ ko bëggee aar 2 solutions la ñu am mooy soit ñu def grille de protection grillage genre grillage en galva wala ñu def carrément ay murs fi nga xam ne dañuy yaakaar ne de temps en temps population yi ils seront tentés ñëw def ay incursion di agresser non seulement garab yi mais également di seet naka la ñuy utee ay prox ndol pour mun a insérer wu ci li nga xam ne moom mooy délimitation zone de délimitation forêt bi. naataangoom bi yëngatu ci wàllum tourisme bëgg a def kem kattanam ngir gën a ñoŋal secteur boobule moom Aliou Sarr di ci dolli nii am na koppar gu taxaw ngir ñu defaraat yenn plage yi nekk fii ci réew mi bokk na ci li mu bëgg tamit fexe ba touriste yi gën a bëri fii ci Sénégal di ñëw lu bëri bëri Aliou Sarr ay kàddoom Abdourahmane Diallo moo ko taataan ak Mamadou Gueye. président de la République Macky Sall dafa dajale tourisme ak transport aérien ci benn ministère. kon baax na ñaar ñooñu nga xam ne dañu doon liggéey ku nekk ci booram ñu dajale leen xool naka la ñuy lëkkale ñoom seen doole pour que Sénégal gën ci jëriñoo waaye it ku nekk ca la nga nekkoon ñu mën la gën a jàppale ba nga jot say résultat jot say objectif xam nga boo jëlee waru tourisme Sénégal dafa amoon place mu amoon ci àddina bi place bu wàññeeku tey boo jëlee réew yi mel ni Cap-Vert am na ay jéego yoo xam ne def nañu ko ba ci marché européen ya nga xam ne moo nekkoon suñu principal marché ñoom jël nañ fa suñu ay clients ña nga xam ne ñoom ñooy jaay destination yi ci clients yi ci Europe bi ñu leen laajee dégg ngeen li ñu wax sànq mooy ne ñun Sénégal ca nañuy xoolee nañuy saytoo clients yi dañu xawoon a sàggan tuuti ba fàtte clients yi naka lan la ñu soxla ci wàllu tourisme kon loolu incha allah ak service yi nañ ci gën a góorgóorlu ba fexe ba sunu client fa ñu nekk ñu gën a lëkkale li ñu leen jox ci service ak ñoom li ñu bëgg ay jéego la yoo xam ne incha allah dañ ko liggéey ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci fan yi ñaareel bi mooy boo jëlee transport aérien li ñu mëbët ci plan Sénégal émergent mooy fexe ba Sénégal ci wàllu transport aérien aéroport Blaise Diagne nekk ci aéroport yi gën a takku ci biir Afrique. Industrie chimique du Sénégal di ICS def ab production bu am solo lu ëpp juróom-benni téeméeri junni ci phosphate la ñu liggéey mu di guléet ginnaaw ba ñu jëlaatee société boobu wala bokk ba ko société ba di Indorama jëlaatee ba léegi liggéeykat yi di wane seen mbégte ci performance boobule ñu def Cheikh Anta Diop say laatiya tu ICS si tey ji mën nañoo xogale ko waat ndaxte nee nañ ay at a ngi nii daanaka li leen tëwoon ñëwaat na moom mooy seen capacité de production yokku na ba tax na waa Indorama ak liggéeykat yi nee nañ lii performance bu mag la. am na loo xam ne lii repreneur bi donc le partenaire stratégique Indorama def na ko ñoom tam ñu ngi leen di ndokkee di leen sant ci investissement yi ñu def vraiment tey jii société bi toll na foo xam ne fii ci production li ñu def daaw mooy ñetteeli record bi ñu def depuis ba ICS sosoo ba léegi te incha allah taala bu yàlla doon lay jàppale ni ñu ko yaakaare ren on va battre tous les records pour que déwén ñu egg nag ci suñu capacité nominale de production maanaam société bi di génne li mu war a génne dëgg-dëgg 660 000 tonnes de PDO5
déwén ak jàmm dañ ci egg mais ren ci jàmm incha allah war nañu mën a weesu 600 000 tonnes yi mu doon nag loo xam ne lii guréet lay doon ci ICS. ICS daanaka am na sax ay jafe-jafe yu tegeeku waaye nag syndicalistes yi nee nañ ba léegi am na loo xamante ni waa direction bi war nañ cee taxaw ngir jàppale liggéeykat yi. plateforme bi ñu leen joxoon dafa yaatu am na yokkute bu ñu defal liggéeykat yi beneen bi des mooy am na benn pàcc ci liggéeykat yi muy encadrement bi ñi nga xam ne ñii ñoom ñooy diriger entreprise bi donc ñooñu am na lu ñuy xaar ñu defal leen ko ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan direction donc mu continuer collaboration bi te itam ñu gaaw ci nit ñi di gaay woon ci li ci des fexe ba ñooñu gis ci seen bopp ngir ñu mën a atteindre li nga xam ne li moom lañu teg suñu kanam bëgg fa jëm ñu mën fa àgg ci jàmm. collège bi ëmb nag délégué yi nekk ci ICS nee nañ ñoom jamono yi fàttewuñ ñi nga xamante ne ñoom ñooy journaliers yi ak ñi nga xam ñoom ñooy temporaires yi fas yéene nañ leen taxawu ci seen i jafe-jafe. du ñàkk ni déggoon ngeen ko fan yële weesu ay béykatu soble yu nekk ca Gandiol yu ñu joxoon ji bu bon ba tax na seen soble ya dara baaxu ca lu toll ci juróom-ñaari téeméer ci ay njaboot yu ci sukkandiku ñoom ñoo ca loru ñu ne daanaka ñàkk nañu lu jéggi juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukki million ci juróom-ñetti fukk ak juróom ci hectare soble ministère bi ñu dénk wàllum mbay mi nag dafa yebal foofule ñu seen xam-xam màcc ci wàllu woowu ñu waxtaan ak njaboot yooyu producteurs yi ne faaw ñu dàmp leen ndax lañ fa ñàkk dafa bëri Abdou Ba kenn la ca ñoom ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop. lootal dem na ci juróom-ñetti fukki hectare ak juróom yoo xamante ne en rien ci la mujj waroon ci gagné lu toll ci 678 millions ñun ak sunu njaboot ak sunu employé yooyu yëpp nar nakasaay. yaanu li nga xam ne mooy semence bu bon mu nar nu yóbbee loolu ñun loolu du mën a nekk ñoo ngi cee ñaan état yónnee na fi délégation am mu continuer ñu taxaw ci nu mu gën a gaaw lu ci war mu def ko. loolu la ñuy intervenir ci moom. commencé nu maanaam torpication boppam ñëw jëm réparer sunu lii mu def da koy réparer la ñu koy defal dédommage kese mënuñ ci yem ndax dédommage mooy li nga ci defoon te ñun loolu passé nañu ko ndax benn béykat buy dem ba financé ay 6 millions 7 millions ci mbéy mu nar naka saay ki ko teg nekk fii yoon réew mi am na yoon nanu yoon at. dañu yaakaaroon ak ñun suñu njaboot mënatuñu toog tey di xaar tey suba ëllëg ngoon muy dem fu kenn xamul te ñu bugg a béyaat suñu doom yi ñoo ngi woon fii. bay woon nañ dem ci mbokk mi bañ dem ci gaal yi ñu dem ci tool yi jël suñu alal ànd ak suñu njaboot yi di liggéey loolu naxasaay na day indiwaat beneen catastrophe mooy lan xale yi dañu delluwaat ci mbokk mi di yéegat ci gaal yi dem bitim réew ñun loolu la ñu bañ. ginnaaw bët gànnaar bi bët saalumu réew mi Cobon ci région bu Ziguinchor la nekk foofu la askan wa bëri na ay mbir yu leen metti bokk na ci suuf si ñu ne dafa wex xàtt ak xorom ba tax na mënatuñoo béy ceeb ñàkk ndox mu sell tamit ci teen yi loolu tam gisatuñu ko ak bu ñu demee napp ji ba noppi amuñ fu ñuy def seeni jën mu di ay doléance yu ñu yëkkati ne kilifa yi nañ leen ci indil ay saafara reportage Boubacar Diassi Lamine Mandiang. ay faro yu xorom si nangu ay teen yu amul ndox mu sell forage bu paan mat na léegi ay weer yu bari mu doon ay jafe-jafe yu askan yu yeewoo Cobon ci commune bu Kartiak nekk di dindu bis bu yàlla sàkk. boobu si tamit jafe-jafe la parce que xorom bi mu ngi dugg ci faro yi moo tax ñu jéem a tabax benn digue artisanal mais boobu taxawul. léegi lu ñu bëgg en tout cas ñu autorités yi dimbali ñu pour ñu tabax digg boo xam ne bu dëgër. il faut ñu di defar forage bi tamit parce que boo yeewu saa su ne nga yeewu amuloo ndox di dem fu sori di xëccu ndox loolu dafa métti trop. askanu Cobon am it jafe-jafe ngir tees si fii ndaxte gii dex amul quai de débarquement. quai de pêche bi vraiment dañu bëgg ñu taxabal ñu quai de pêche yi bu baax a baax comme ça. pêcheurs yi mën a dem géej parce que vraiment fii lu ñu dund suñu amul jën dina am problème mais et puis encore Cobon d'abord dina am bénéfice commune bi dina am bénéfice même département bi yëpp dina am bénéfice. askanu Cobon yëkkati kaddu ngir wax ci seeni jafe-jafe yi bi ñuy amal ndaje gu mag gi te ñëpp di ci teew benn yoon at mu ne. jërëjëf Boubacar Diassi pënd ba wureegul ci tabb gi ñu tabbaat Aminata Meng Ndiaye ak Serigne Mbaye Thiam ñu nekk ay jëwriñ bi la yoon nag mbootaay bi ëmb waa parti socialiste nekk ci Kaolack ñoo ci yëkkati ay kaddu nee nañ ñaar ñooñee buñ leen falaatee ñu nekk ministre dafa di kay ñoom dañoo xarañ moo tax te nee nañu ñenn ñi yëkkati seen i kaddu di ko naqarlu tekkiwuñu dara ci biir parti bi ñu déglu ci Cheikh Tidiane Seck moo yore seen kaddu Ibrahima Diame ak Fally Gueye ñoo taataan ay kaddoom. su fekkee ne dañoo pare ki nga xam ne moom moo leen doon apprécier di leen évaluer muy le président Macky Sall gisaat na ne Serigne Mbaye fii ma ko joxoon jot na ma changé ko mais soxlawaat naa ko fii parce que maa ngi séntu li mu def fii mu defal ma ko fii mais parti bi amul lu mu war a def lu may tàccu félicité ko remercier ko ci loolu encouragé ko ànd ci rawate na nag ñun Saloum Saloum
parce que quand même Serigne Mbaye il est de Saloum fii la dëkk suñ mbokk suñ militant suñ responsable suñ kilifa suñ lépp donc kooku suñ ko joxee ñun bu kenn waxutoon it war nañu wax su kenn métti lu wutoon li kii di def war nañu ko métti lu ñun moo tax tey ñu jàpp ne jot na nag ñu wax Diawo ne ko mu taxaw parce que amatul affaire ak Serigne Mbaye Thiam mais toute l'union régionale la amoon problème mais ou bien tout le parti socialiste la amoon problème parce que lii muy def défiance la ci Ousmane Tanor Dieng défiance ci la direction du parti défiance la ci tout le monde ponk bu mujj ñu dalal Alaaji Assane Gueye ci li yéenekaay yi xëyee tey jëlee. observateur xëy assemblée nationale ak yeesal yi ñeel sartam réew mi jëm ci ndindim poste premier ministre yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne loi ba jàll na ci commission bi mu des nag yaatal gi ñeel wote gi ba ci pencum réew mi yëpp yamuñ ca dañu laalaale article 63 bu sartam réew mi moo waral yéenekaay bi di observateur ne léegi président Sall mooy kenn kott ki am kilifteef sañ-sañu woolu ci lu jàmp dib session extraordinaire assemblée nationale waral observateur ne ma nga ca maquillage ga waa idi 2019 ñoom laata ñu yegg si sax ci waxi assemblée nationale présidentielle gëfi woon la ñu wax ak addu kalpe gi ñu gis ne moom la ca président Macky Sall def ci direct info ñu ne lu ëpp juróom-benn téeméeri bureau de vote yu kenn mënul jëmmal yoo xamante yu fictif la amoon na ci bitim réew ci région yi nag ci Sénégal ñu ne lim ba woteel coalition président ci wote yi député 2017 ak lim bi ko woteel ci présidentielle gi am nag wuuteeg téeméer ak fukk ak juróomi junni ak ñaari téeméer ak fanweer ak ñaari xob fichier bi nag ñu ne téeméer ak juróom fukk ak juróomi junni yu tegal ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti doublon nga ca Gorée moom ñu ne ña fa wote sax faf ñoo ëpp ña fa dëkk ci les échos Idrissa Seck ak i àndandoom ne nord bi di bët gànnaaru réew mi nag moo xadd kaaba gi ci wàllu transfert aji wote yi certificat de résidence it wax nañ ca ak it nii maire yi Benno Bokk Yaakaar yi ñu ne doon ko séddale seen aji wote ne ay laxasi caaf ba tey ci les échos tontub cadre yu APR la ñuy ñaaw lu ñu ne mooy leader opposition bi àndatul ak seen sago ñi àndul akub sérieux soxna Aminata Touré ci direct info moom di wax ak Idrissa Seck mu ne mu ngi koy ñaan mu fàtte démb nag ci jublu ci taxawaay guy defar guy dëgëral suñu démocratie président Sall démb ci kaw feet ak première mai gi doon dalal syndicat yi ak seeni tawat Vox Populi ne tontu yu gàtt ca leer la leen jox ci wàllu càkkutéef ak yokkuteem payoor yi bu nu ko sax xalaat mu ne jamono yi émergence la nu wax ca nag kuy liggéeyal émergence danga cee boole responsabilité yi maanaam di wax loo mën ca nag am na fu nu mënta weesu laas ne Macky Sall ak i dëggam yu métti yu mu yeggee syndicat yi démb amuñ mu ne moyen yokk payoor yi ca nag sax nanu xaar yokkute ci simon bi ndax foofee taxi yi dinañ ko daal di yokk Le Soleil di nu xamal ne li ko waral mooy wëram koppar ngir tabax téeméeri junniy logement Sud Quotidien ne président Sall recadré na syndicat yi xamal leen ne xel xalaatul yokkuteem payoor yi ndax carburant bi rek nga xamante ñu ngi ko bloqué nguur gi boobaak léegi ngir bañ mu yokk ci askan wi loolee ne blocage téeméer ak ñeent fukki milliards la cay ñàkk moom nguuru Sénégal te nag suñu bëggee saafara tawati ñëpp mu ne ana kañ la nuy saafara téeméer ak juróom fukki junniy ndaw yi nga xamante at mu ne ñu ngi soobu ci marché de l'emploi te nag faw ñu jox ndaw ñi xëy Le Quotidien ne démb ci ndaje mi ca palais ba diggante président ak syndicat yi ci kaw feet ak première mai gi cadeau jibu fa woon président nga naan ci yéenekaay bi amunu moyen yokk payoor yi ci weneen wàll mu ne sax lu jëm ci wàllu jot ci dëkkuwaay du droit du sañ-sañ source a ak yokkuteem salaire yi liggéeykat yi yeggee président ne ñaxtu ak maa lànk la leen ca tegal ñu ne yéenekaay bi di réew mi moom ñëw ci feet ak première mai ci boppam ak nañ ko daa defee jamono yéenekaay bi ci xëtam mu njëkk wane ay syndicalistes ak seeni fulaar ñuy maaj mu ne feet gi ci boppam léegi ak coofantal ak néewal di banalisation da ca am Macky moom di taakale liggéeykat yi ñu ne Khalifa Ababacar Sall ci kaso bi ba léegi lu ëpp ñaari at Soham Wardini maire bu Ndakaaru ci Les Échos mel ni ku naan lu ëpp tuuru digée na moom madame le maire bu Ndakaaru ne dina jokkoo personnellement ak président Macky Sall ngir libérer Khalifa Ababacar Sall sëñ Cheikh Béthio Thioune moom avocat aji kalaame Médinatoul Salam kaso bi la ñu bëggoon ci moom ak ndàmpaay ñetti milliards L'Observateur ne ñoom ñooñee nag di avocat yi Cheikh bi démonté nañu tasar lépp loo xamante ni mooy ay tuuma jëm ci moom seen client te nag ñu ne càkkutee fag 3 milliards nag ndàmpaay moom ak tawi gu rëy la source a ne keroog ci tribunal bu Mbour woote woon le 18 rek moo ci desoon ngir sapeur pompier yi ñëw ximili procureur ndax avocat yi Cheikh bi ñu ne démonté nañu tasar càkkutee fam jëm ci daan ngir Cheikh Béthio Thioune yaxanal leen énergie seen doole la mooy di seen xaalis daan ngeen ko dégg ci télé bi yaxanal googee nag ak lu cay xirtal askan wi di promotion bi ñenn ñi gis ne Senelec loolu du liggéeyam waru ko ka jiite woon Senelec Mouhamed Mactar Cissé ci Vox Populi ne su déggee wax ju ni mel daf koy miti lool choqué moom mi nekk léegi ministre énergie ak pétrole ne ci réew moo xamante ni dafa nekk ci sous-développé nekk ci tabaxu ak lu ñu mun a am ci source d'énergie ba ca war a jiitu mooy ca canal googee mu ngi ko wax
yooyu kàddu Mouhamed Mokhtar Cissé ci xew bu liggéeykat yi Senelec doon amal doon ko ca sargaal ak delloo njukkal moom sëñ Cissé ci Vox Populi ne ci gàttal ki gën ci directeur généraux yi ki gën ci ministre yi gën ci manager di njiit yi mooy ki jàng wéy di ne ki mu doon xale yi jëfandikoo jakarta gi nag waroon nañoo dégg yooyu kàddu topp yooyu tànk lu may di bëgg a mel neneen ak a jëfandikoo ñol la tribune xëye gëstu ci jakarta googee sax ak yi lorangeem yéeni kaay bi ne day reyee ko lor ci lu gaaw maanaam ci mode fast track. jërëjëf Alaaji Assane Gueye sant leen gërëm leen yéen tam ci àndandoo bi 19h30 incha allah yeneen xibaar ak rédaction bu télévision Futurs Médias di leen ñaanal ngeen yendoo jàmm.